L'équipe de la TMS TV et Thierno Moule Sow, le khalife général des djinns, vous souhaite un excellent ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاك الله الخير. ngeen tàccul ma oustaz bu baax a baax a baax. macha allah ngeen tàccul ma sëriñ bi bu baax a baax a baax macha allah. kon bu ngeen déggee alxuraan boobu ngeen xam ni sëriñ bi mi ngi waajal bés bu mag bés bu rëy ci diine l'islam. kon ñi ngi amati mbégte mbokku Sénégal ak mbokku àdduna di leen ziar di ànd ak yéen ci télé bi nga xam ni moo feeñee lépp lu nëbbu làmboog njëriñ. balaa loolu nag dañuy ziar sëriñ Alaaji Thierno Moule Sow di ko jox wàccuwaayam di wax ni mooy l'empereur, le phénomène de l'univers, le khalife des khalifes, le maréchal, le bourreau des dames, le roi, médecine traditionnelle du monde, the king of the all of the king. di wax ni mooy sëriñ bi nga xam ni ndekete yàlla suñu borom dina wàcce ab waliwu ci suuf waliwu bi dem di uti ji xam-xam te xamu ko kooku mooy Alaaji Thierno Moule Sow mooy borom asamaan ak suuf mooy bu ne kun yàlla suñu borom ne yàkkun kooku mooy Alaaji Thierno Moule Sow lu mu laal moo gën lu mu laalul. kon ñi ngi amati mbégte di leen indi nag waxtaan bi nga xam ni mi ngi jëm ci guddi laylatul xadr nga xam ni alxamis ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril atum 2022 nga xam ni mooy guddi ajjuma ci la fas yéene la Alaaji Thierno Moule Sow fas yéene comme ni mu koy defee at bu ne ci buntu kër gi fii ci clinique bi woo taalibe yi woo soppe yi woo xarit yi woo àdduna yëpp international national ak fépp ci guddu laylatul xadr bi nga xam ni jàpp nañ ko alxamis fii ci buntu clinique bi di ci woo ñëpp nag amati nañ mbégte di ànd ak yéen sur la TMS TV. kon oustaz Babacar moo nekk ci sama wet oustaz dañu lay jox kàddu gi. waaw jërëjëf sëñ Moustapha ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu sunu sëriñ alxaaji Thierno Moule di ko ziara bu baax waaye di woo bokk yépp nag ci bis bu mag boobu bis bu rëy boobu nga xam ni sëriñ bi ku ne xam na ni yàlla rek a ko ñor ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak alquranul karim. mu mel ni nag guddi googu benn guddi la ci guddi yi nga xam ni sëriñ bi daf ko fonk sëriñ bi daf ko bàyyi xel ngir li nga xam ne moo ci xew muy wàccuk alquranul karim waaye dogal yi nga xam ni moom la yàlla di dogal ca bis booba yépp nag mu jëm déwén sëriñ bi di ko màggal ngir woo ci mbokki taalibe yépp nag ñuy woo ñépp nag bàyyi wunu kenn incha allah bis ba danañ fa jàng alquranul karim danañ fa tudd yàlla waxtaane fa yonent bi waxtaane fa laylatul xadr am na ñoo xam ne itam nag ay taalibe lanu ay soppe lanu tabaarakallahu bëgguñu gëmuñu gisuñu soppuñu ku dul alxaaji Thierno Moule Sow tabaarakallahu te bëgg nañu bis boobu saa yu ñëwee rek ñu ñëw ci moom yeesal seen jébbal ñi nga xam ni jotuñu woon a jébbalu ñëw jébbalu tabaarakallahu kenn ku nekk ñëw wane sa présence ci kanamu sëriñ bi. kon nag bàyyi woon kenn alxamis bii di ñëw lay doon incha allahu taala sëñ Moustapha ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyi woon kenn di wax jërëjëf alxaaji Thierno Moule Sow. jërëjëf alxaaji Thierno Moule Sow kàddu yooyu am na solo ki ñuy jox kàddu gi nag kooku mooy Alfousseynou Sylla nga xam ni moo jiite association alaaji Thierno Moule Sow fii ci Sénégal waaye moom dana waxal national dana waxal international waxal taalibe yi waxal soppe yi kon Alfousseyni
kàddu gaa ngi noonu. waaw jërëjëf Moustapha maa ngi nuyu le PDG de la TMS TV El Hadj Thierno Moule Sow le roi de la médecine traditionnelle du monde di ko ziar bu baax baax di ko ñaanal jàmm di nuyu la princesse madame Sow la reine di ko ziar di ko ñaanal jàmm di nuyu prince Moule le futur des rois di ko ziar di ko ñaanal jàmm gudd fan bu ànd ak wér bi yaram yàlla romb génération yëpp si barki yàlla ak yeneen ti ak ñett Thierno Moule Sow di nuyu ajaratu Mariama Camara di nuyu Sokna Ummi macha allah. kon jotaay bi ngeen gis nii jotaay mbette la macha allah xam ngeen ne laylatul qadri bi mu ngi waaj a ñëw koor bi yëpp yeneen ñuy seetaan sur la TMS TV waaw laylatul qadri bi nag sëriñ bi jël na si ay mutuwaayam bu mut sekk macha allah comme lu ko faral di defee macha allah chaque année macha allah loolu noonu xam ngeen ne vraiment yàlla suñu borom dafa am lu ko may si guddi laylatul qadri donc moo tax guddi bi da si woote yëpp macha allah. soppay ànd jàmm yi macha allah taalibe kilifa diina yi kilifa aada yëpp ñu ngi leen di invité si bis bi incha allah loolu jeudi lay tombé incha allah le 28 avril 2022 fii si clinique bi macha allah rond point terrain jamono en face plage bi incha allah donc ñu ngi invité no yëpp macha allah maa ngi invité association Thierno Moule Family Darou Laye pour le développement et l'entraide nationale di ko dalee si vice président bi boo suuf surtout ma membre yi nga xamante ñoom laa toogal ni macha allah waaw di leen naan ngeen préparé yaakaar naa sax ñu ngi doon préparé waajal nañ ko bu baax baax macha allah ndax bis bi dinañ ko taaral dinañ ko fonk dinañ ñëw ànd si ak suñu sëriñ si bugg-buggaan si bis bi incha allah ñu màggal guddi bi donc taalibe yi nekk si région yi si sous région yi ak ci biir Dakar yëpp ñu ngi leen di invité si bis bi ñu teel a ñëw ñu rassembler fii incha allah ñu ko liggéey bi aussi liñ si war a def ñun taalibe ñu def ko très tôt incha allah après ñu xaaru sëriñ bi maa ngi si invité aussi association Darou Laye bu international di ko dalee si président bi Ousmane Samsi Samarousi boo suuf membre de bureau yëpp boo suuf taalibe yëpp ñu ngi leen di invité si bis bi donc rawatina sax am ngeen si ay représentants yi nga xamante dañoo jóge boo foofu nu mel ni Mariama Diallo ñu ngi fii ak ñeneen ñi nga xamante incha allah dinañ si teew donc di invité aussi association Sénégal bi Moule di ko dalee si présidente bi Sokhna Mariette Mané boo suuf bàyyi si kenn di invité mbokku taalibe yi nga xamante aussi vraiment ñoom tam bokkuñu si Darou Laye te dañoo bëgg a sëriñ bi boo mu jekk tàkk ñoom tam ñu ngi leen di invité aussi ànd jàmm yi di invité kilifa diina di invité jinne yi di invité chrétien yi aussi macha allah. jërëjëf Alseyni kàddu yi rafet na am na solo ñi ngi amati mbégte di ànd ak toujours askan bi ak le xalif général di Alaaji Thierno Moule Sow kenn du moom kon ki ñu jox kàddu gi mooy soxna Ngone Dia suñu waxee soxna Ngone defe naa ni fekke na lu yàgg ci kër Alaaji Thierno Moule Sow ñuy organiser laylatul xadri xam ngeen ni dañuy wàcce ay kaamil yu baree bari mais dañuy def ay bende yu baree bari ak yeneen kon soxna Ngone ñu jébal la kàddu gi rek nga am loo ñu fàttali tuuti. jërëjëf Moustapha macha allah ñoo ngi nuyu suñu sëriñ suñu xalifa macha allah di nuyu tamit mbokk téléspectateurs yu ñuy seetaan ak taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo ci participer oustaz macha allah ñu ngi nuyu ñëpp ak suñu président Alseyni macha allah xam nga ñun moom ñoo fekkee démb ñoo fekkee tey. ànd ak Alaaji Thierno Moule Sow muy nekk nit ku baax nit ku yàlla baaxal kon nag ku ne xam ne ne weeru koor gi moo fi mën macha allah moom mi génnee xaalis bu bari daaw 100 millions la génnee jëm ci laylatul xadar bi jëm ci berne jëm ci li nga xam ne moom mooy teranga ren nag ñu daal di génnee 111 millions. waaye nag macha allah ñun nag ay taalibe lañu macha allah foo jaar dañ koy sant di ko ñaanal gudd fan ak wér-gi-yaram ci saa su nekk. nag ñu ngi jub li nga xam ne moom mooy laylatul xadar ndax laylatul xadar bu daaw bi gis nañ ñun nu mu ko defee macha allah daaw lekk geeg naan gi manger boire mën naa ne ñaata plat yu ñuy togg bari na togg nañ fi couscous togg nañ fi soos togg nañ fi tufe togg nañ daaw rek def nañ fi 6 togg yu différent commencé ci ginaar bëy xar nag ba ci gileem lépp rek loo xam ne dagan na rek def nañ ko fi ci biir kër gi lépp nag ndax sant ci yàlla rek ci saa su nekk loolu lay wax ci saa su ne taalibe yi ànd leen ma ñu sant yàlla li nga xam ne moom mooy guddu laylatul xadar Thierno Moule Sow fonk na bépp bis buy ñëw waaye guddu laylatul xadar da cee raw ndax duñu tàyyi di ko wax ndax neen laylatul xadar dafa am yàlla loo xam ne ci lam ñoo ko defal te ku ne xam ne ne guddu laylatul xadar ci lañ wàccee alxuraan
daaw gis nañ luñ ko defee ñu daal di wàccee 70 kaamil tollo kun kon nag Thierno Moule Sow bu nee moom macha allah loxo yàllaa ngi ci loxoom kon ñëpp dañ koy gëm ñu wàccee fi alxuraan macha allah ànd ceeg jàngkat yi taggkatu rasulullah yi taxaw macha allah di ko tagg rasulullah ba fajar ndax moom bañ na ko sax danaan taalibe rasulullah la ndax moom léppam rasulullah la su ko defee nag nuñ ko defee daaw yaakaar naa ne lu ko raw nañ koy defee ren ndax nuñ ko waajalee daaw rek waajal nañ lu ko raw macha allah ci Majboire gi ci alxuraan gi macha allah ci wàccee kaamil yi lépp nag su ko defee dañuy woo doomu aadama yi ci àdduna bi yëpp di woo téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñooy suivre Thierno Moule Sow di woo taalibe yi ci àdduna bi yëpp ñu ñëw rek ànd ak suñu sëriñ ñëw rek ànd ak ki nga xam ne moom mooy nitu yàlla ki nga xam ne àndalu ki nga xam ne lépp lu mu am alxuraan la ndax dégg naa photo bi génn du ma ne dégg naa sax démb maa gis dama ne yunn ci kii bi rek gis ko wallaahi dama fanaanoo jooy ba bët set damaa xam ne ñun kii ñuy àndal nilul kii ñuy àndal sànni ñu ko ndax ku yaramam dem ba feeñ alxuraan ay bëtam feeñ alxuraan te dama ne at bu nekk am na miracle buy génn ndax daaw bu ñu gisee ci photo boobu nga xam ne am na photo boo xam ne moo yëngaloon jamono yëngal internet bi kon Thierno Moule Sow léppam alxuraan la nitu alxuraan mu feeñ ci weeru koor macha allah mu woote ci bis bi nga xam ne bis boobu la ñu wàccee alxuraan kon nag kooku jar naa daw wuy si kon nag mu nekk appel bi nga xam ne moom mooy jeudi le 28 avril 2022 kon nag ñu ngi leen di jox rendez-vous képp kuy taalibe képp ku sopp Alaaji Thierno Moule Sow te yaakaar naa la amoon daaw ren dafay gën a ëpp ci saa su ne kon nag invité nañ ñëpp ku dégg annonce bi mooy sa invitation su ko defee nga daal di ñëw ci li nga xam ne moom mooy Laylatul Qadr bi nga xam ne moom la Alaaji Thierno Moule Sow di woote. jërëjëf soxna Ngone damay wax ni Alaaji Thierno Moule Sow xam ngeen ni kooku mooy borom palais or yi suñu borom tabaxal na ko ay palais or yu baree bari moo tax ma ne ku topp ci ginnaawam gëm dëggu déggal ko palais or yooyu de bu neexee suñu borom suñu Alaaji Thierno Moule Sow di suñu sëriñ macha allah ñuy am mbégte di ànd ak moom saa su ne fii ci clinique bi bu la leeree ni fu mu teg tànkam di nga fa teg sa tànk bu neexee suñu borom nga xam ne sëriñ bi léppam yàlla la ak yonente bi kon ki ñu jox kàddu bi nag kooku mooy soxna Oumy Ndoye moom moo ñu war a defal résumé ci li ñu jot a waxtaan lépp mu tënkal ñu ko ci en français kon soxna Oumy Ndoye vous avez la parole. Merci Moustapha. Bismillahirrahmanirrahim. Nous adressons nos salutations les plus respectueuses au Khalife général Elhadji Thierno Moule Sow et nous saluons toute l'assemblée, tous les Moulé ici présents, en particulier Alseni Silla. Comme vous l'avez si bien dit, donc le Khalife général Elhadji Thierno Moule Sow va lancer un appel pour la nuit du destin, la nuit de Laylatul Qadr. Une nuit qui est la nuit la plus bénie parmi toutes les nuits, tout comme le mois de Ramadan est le mois le plus béni. Et comme vous l'avez vu, durant tout le mois de Ramadan, Elhadji Thierno Moule Sow a dégagé un budget de 111 millions dédié aux musulmans, aux chrétiens, à tous les membres de cette communauté. Tous nous sommes des servants de Dieu. Donc sans distinction de religion ni de tariqa, il a distribué des denrées à tout le monde. Des tonnes et des tonnes de riz ont été distribuées, des vivres pour permettre à tout un chacun de pouvoir passer un bon mois de Ramadan ou alors de vivre pendant un bon moment tranquille parce qu'on sait que la vie est devenue très difficile et qu'il y a beaucoup de soucis. Donc, il travaille pour Dieu, il travaille vraiment pour les musulmans, les chrétiens parce qu'il ne fait pas de distinction. Et dans cette veine, il lance un appel aussi pour la nuit du destin, la nuit de Laylatul Qadr, une nuit qui est bénie, mais une nuit qu'il tient en haute estime, une nuit qu'il investit vraiment sans compter, parce que cette nuit-là, durant cette nuit, le Dieu lui a doté de ses pouvoirs sur les djinns. C'est durant cette nuit que Dieu l'a élevé, et c'est durant cette nuit que Dieu lui a donné tout ce pouvoir qu'il a. Et pour rendre grâce à Dieu, lui, avec ses talibés, donc il fête la Laylatul Qadr à sa manière, en élevant le Coran, parce que durant cette journée, on procède à la lecture du Coran 70 fois, sinon plus. Ils achètent à manger, à boire, rien que pour ceux qui viendront. Et vraiment, la nuit, il y a des causeries sur l'islam, sur la religion, donc une nuit dédiée à Dieu et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une nuit où il tient
à être accompagné des personnes qui l'aiment, des personnes qui aiment Dieu comme lui, des personnes qui aiment le prophète comme lui, raison pour laquelle il invite tous les talibés, tous les sympathisants, mais aussi tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui aiment son prophète, à venir partager avec nous cette nuit-là, la nuit du destin, la nuit de Laylatul Qadr, cette nuit où il a vu Dieu l'élever, cette nuit où Dieu l'a doté de son pouvoir, cette nuit où Dieu lui a donné le kun fayakun. Donc c'est une nuit à magnifier. Et voilà, l'appel est lancé. Moustapha, je vous redonne la parole. jërëjëf soxna Oumy Ndoye kon ñi ngi amati mbégte di ànd ak yéen sur la TMS TV ci wàccaayu guddi Laylatul Qadr bi nga xam ni alxamis la war a am ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weerum avril ki ñuy jox kàddu gi kooku mooy doomu Mamadou Aliou Sow yal na yàlla yokk ay leeram ki ñuy jox kàddu gi mooy doomu soxna Ajaratu Mariama Kamara ñi ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gi yaram ki ñuy jox kàddu gi mooy góoru madame Sow la ren ki ñuy jox kàddu gi mooy baayu Prince Moulé ñuy ñaanal Prince Moulé gudd fan ak wér gi yaram mu dem ba sut ay waajuram ki ñuy jox kàddu gi mooy bés bu ne semaine bu ne weer wu ne at wu ne alxuraan feeñ ci kanamam ki ñuy jox kàddu gi mooy ki nga xam ni waliwu bi yàlla wàcce woon ci kaw suuf mu dem wër àdduna di wuti xam-xam te xamul ni sax ni ab waliwu bu yàlla wàcce la ci kaw suuf waaye il fallait que mu def le tour du monde door a ñëw nag xam ni moom ab waliwu bu yàlla wàccee ci kaw suuf la ki ñuy jox kàddu gi mooy ki nga xam ni foo mën a ne ci àdduna du papa du yaay foo jàqee boo ko wooyee ci saase mu wuy si la kooku mooy borom bëtu allahu yi kooku mooy Alaaji Ceerno Moule Sow ma bëgg ngeen tàccul ma sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax kon sëriñ bi ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di am mbégte saa su ne di ànd ak yow sur la TMS TV di la jébal kàddu gi macha allah alhamdulillahi rabbil alamin a'uuzu billahi mina shaytaani rajim wala hawla wala huwata illa billahi azim gannaaw bañ sante suñu borom ñoo ngi julli ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi nuyu mbokku julliti di nuyu mbokku taalibe yi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñu seetaan à travers TMS TV di am kontaan ak mbégte lool ci jotaay bi tey vraiment macha allah di nuyu suma taalibe yi toog nii macha allah mule yi di jiital nuyoo bi ci Alseen Silla Mule di nuyu association nationale internationale Sénégambie ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu aussi oustaz Babacar Dieye macha allah di nuyu beneen oustaz bi Ahmed Oumar macha allah ñoo ngi koy nuyu di nuyu Moustapha Fall di nuyu soxna Ngone di nuyu soxna Oumy Ndoye macha allah di nuyu ñëpp ñi ma nekkal fii ak ñëpp ñu fi toog tey di nuyu suma garde rapproché champion Konaté ak Amadou di nuyu ñëpp di nuyu lieutenant Diop di nuyu aussi Kara ci caméra bi ak équipe am di santaat yàlla bu baax a baax naan alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu ko fekkee waat bis bi tey di kontaan nag macha allah xam ngeen ne suñu borom lu mu wax ci weeru koor nee na macha allah moo gën junniy weer weeru koor moo gën junniy weer macha allah rawatina aussi bisu laylatul xadri aussi moo gën junniy bis te wax naa leen suñu borom lim ma defal ci jouru laylatul xadri ci bisu laylatul xadri wax naa ko defe naa ne Ahmed Oumar ndeysaan jàngal nañu fi saar bi inna anzalnahu fi laylatul xadri wa ma adraka ma laylatul xadri xayru min alfi sahri talmazalu malaikatu wa ruuxu fiha bismi rabbihim min kulli amri asalaamu hiyata matlayin fajri defe naa ne Ahmed Oumar jàngal nañu ko oustaz tamit dégg nga lu mu wax kon nag di woote waat taalibe yi ñoo ngi woo ñëpp taalibe fu mu nekk ci àdduna bi ñoo ngi lay woo taalibe fu mu mën a nekk ci Sénégal ci Afrique ci partout dans le monde ci région bi sous région bi ñoo ngi woote parce que am na déjà ñu jóge bitim réew ñëw am na sama yenn taalibe yi jóge ñëw bitim réew pour fekkee ci laylatul xadr bi léegi rek maa ngi ci waxtaan ak kenn Aysatu maa ngi ci waxtaan ak moom